alhamdulilah ñu ngi nuyu mbokk yëpp di jiital ci nuyoo bi monsieur le préfet di ziare ñëpp waaye di beral nag aw yoon spécial madame Sène parce que 175 à Diourbel booba affaire agriculture la doon wax ndax daf ne nawet boo xam ne léeg-léeg taw bi mat léeg-léeg du mat ñetti weer ci fukki weer ak ñaar mu ne développer toute une population mu ne su koo defar ci loolu booba la doon wax ne nañ fi dugal irrigation nañ fi dugal mbayum noor mi mbayum noor ma nag la suite mooy lii commencer le produit terminer le produit chaîne de valeur bi yëpp nga maîtriser ko kon damay del si tuuti ginnaaw jox leen nuyoo jëwriñu fédération bi nii borom kër gi moom borom kër gaa ngi fii dina jot leen nuyoom te Serigne Moustapha Astou son excellence nga xam ne mooy président fédération bi moo ma chargé en tant que responsable fédéral des relations extérieures de la fédération bi nag comme ni ko Serigne bi waxee dafa doon institution boo xam ne dafa yàgg ndax 1941 la fédération bi nekkoon fii autorité coloniale yi autorisé ko 1941 y avait même pas les 4 communes ñu dem ba 1958 Serigne Cheikh changé ko tudde ko Muhibbina biñ amee indépendance 1965 Serigne Cheikh woote Diourbel teg fédération bi demandé autorisation ci loi 66 70 ñu may ko yaakaar naa ne suñ ko doon vérifier ci Sénégal récépissé boobu 22 86 du 1er mars 1967 amul beneen organisation bu yeewu woon ci loolu sëñ Cheikh nag bi mu créé loolu dafa gisoon ne am réew ña koy liggéey ñooy tax ñu wax réew ma ñi ko ŋànk ak ñi ko yilif ak ñi koy doxal waar lañu waaye am réew ña koy liggéey ñoo koy yor ña koy liggéey nag du ña ko jiite du ña ko ŋànk du ña ko yor ab dëkk kenn ku ne da ngay xam sa rôle sëñ Cheikh nag pour nit ñi xam seen rôle moo taxoon mu tracé population bi nga xam ne ñoo nekk ci base bi te nekk ci wetam ana lan lañ war a def mooy tàmbaleel sa buntu kër maîtriser sa néeg maîtriser sa ruum maîtriser sa ëtt ba ci sa penc lépp luñ fay def wala luñ fay dindi nga xam ko man ko xam ko nuñ koy defee te yam ca ndax bu jaxasoo bare kenn ku ne da nga dugg ci loo war a dugg da nga lijjanti loo war a lijjanti te lenn lu ne néeg sax buñ fi nekkee kenn ku ne da ngaa war a dox sa waar kon nag ordonnancement boobu moom la fédération bi doxal cellules yi nekk bitim réew bari na am na Amérique am na Italie am na France am na Espagne am na fu bëri mais noonu la amee aussi ci biir réew mi dëkk boo dem ab wilaya nga fa taxawee ñetti tànk mag ñi ñooy adultes yi jeunes yi mooy waxambaane yi waaye femmes yi diversification boobu liñ ci bëgg mooy kenn du gis ne dañ laa beddi kenn du gis ne dañoo wànni sa cër am na nag nuñ koy tuddee ñeneen waaye ci taalibe gi daal dañ koy boole noonu waxee na murit gi la mais xëj na mënoon nañ koo pàccaan neneen mais nii ku ca ne day am responsable soxna Ndeye Mbacke mii ak soxna Astou doomi Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma lañu waaye xoolewuñu jigéen ñi ay taalibe dañ leen a def ay nawle li nekk si ñoom ñu ànd si ak ñoom ndax bu fekkoon ne kenn ku nekk sa bopp ngay toppatoo kon xëj na bii coono du leen ci fekk mais foo leen fekk ña ngay wut ab partenaire ña ngay seet ko formé te seen mérite mooy kenn du leen seen ci fu ñuy buuxante si bunt je crois que autorités yi nekk fii bari na mais ñu bari mën nañoo wax ne waa wilaya mosuñoo ñëw ci seen i bunt di fa buuxante sëñ Cheikh li mu wax mooy jàngal li nga war a man yéene ko sam réew wóolu ci sa bopp di ci def sa dërëm bis bu la borom ñaar fukk fekk see di nga xam xaalis bi foo koy def loolu nag moo tax am na kilifa bu ma sa wax ne damaa gis ne wilaya ak ni mu amee tur te gisuma benn matériel am mu ne ma gisuma seen i camion di dem gisuma seen i immeuble gisuma seen i nangam te 41 ba léegi yéen a ngi fi ma ne ko dañoo investir ci ay nit xale yi nga gis fii ñuy téye caméra ñi ci ëpp mosu ñoo génn dëkk bi fii lañ ko jàngee fii lañ ko mëne lépp lu ñuy def si image mën nañ ko def am na ñoo xam ne ni tey jii c'est de hauts diplomates ci daara ji lañ génne dugg si école bu Daaru Xudóos bii wala bu Taïf
ñaar rek laa ciy cité muy sëñ Moustapha Assoumi borom kër gi ñu jàkkaarloo Turquie la jógee barki dem. Cheikh Dieng Mandoumbe Angleterre la jóge woon comme quoi ambassadeur ci daara lañ jóge jaar ci bëkk néegu dem ci école bi tey jii ñu dab ñëpp loolu dañuy prouver ne nit sénégalais mën na lu ne waaye nag li tax mu mën ko mooy yar ak i teggin ak dégg ndigal wax naa ko préfet nee naa ko dëkk bii kër gii nu ne nii lu ne lijjantiku na fii lu ne lijjantiku na nee naa ko président yu bëri ci Afrique du Nord ñëw nañ ci kër gi président Senghor ñëw na fii ci biir dëkk bi yeneen kilifa ñëw nañ fii ci biir dëkk bi gise fi ak Serigne Cheikh waaye lenn rek la leen doon wax leen nit ñi fan la ñuy jaar ba moom seen bopp ba kenn du leen mënta dugal ci lu ñu war a dugg kenn du leen def loolu lu ñu war a def loolu nag lii exemple bu patent la ci kon madame Sène soxna yi échantillon lañ si des milliers et des milliers soxna Ndeye fédération bi su génne woon listing bi peut-être loolu dudul ordre du jour bi mais kon sinon mën na leen a defal une projection de l'ensemble de la masse féminine bi nekk si ginnaaw c'est des milliers et des milliers de femmes te ñoom ñëpp bu ne woon suba nañ daje fii kenn du des su ne woon bu kenn génn itam li ñuy joxe lu mu rëy rëy kenn du ca dem kon jigéen am na valeur ajoutée surtout en milieu rural parce que lépp tourne autour de la femme kon nag ñu ngi sant bu baax di wax ne Serigne Ousmane mi nga xam ne moo fi génne doomu Serigne Cheikh Amadou Mbacké la Serigne Assane mi ngi nii rakkam doomu Serigne Cheikh la sëñ Dan mi ngi nii doomu Serigne Cheikh la soxna Roxaya ma nga nële doomu Gaynde Fatma la soxna Musli ma nga ne doomu sëñ Dan xarilooyu la lu tax ma leen di lim c'est pour wane ne duñu ay taalube yu ñu ber fële di leen defloo dara taalube yi ak sëriñ yi ñoo bokk tool bi nag lenn dong la liggéey ngir société bi développé amuñu souci ci politique amuñu souci ci jëm leneen loo xam ne ay kii la li ñu bëgg mooy nit ñi man seen bopp am seen dignité kenn du leen seen ci lu ñu leen war a seen kenn du leen war a dégg ci loo leen war a dégg borom kër gi daal loolu la sa sawoon dana woon bis bu Sénégal yëngoo dama fi dul fekk man waaye féeg maa ngi fi réew mi du yëngu te ñi xam sëñ Cheikh waaw daf ne yëngu réew mi du ma fi fekk waaye bu ma fi fekkee du yëngu parce que dafa amoon benn adage bu mu doon wax dane faire de la communauté musulmane une entité homogène apte à déjouer à tout instant les manœuvres insidieuses de ses ennemis dama ne loolu bu doon tubaab bi jamono jii léegi dañuy dem seeti académiciens yi ñu tojal nu ko parce que li muy gàtt une entité homogène faire de la communauté musulmane une entité homogène waxul ñii ne fii de homogénéité bien structurée apte à déjouer à tout instant les manœuvres insidieuses de ses ennemis ça veut dire que ne vivre ensemble se partager le tout se lever ensemble se coucher ensemble développer ensemble kon ñu ngi sant bu baax mais di am espoir nag parce que espoir bi lan moo ko waral mooy 30 ans bari na 40 ans bari na 41 ba léegi bari na xëj na fédération yoruñu dara lu ñu def ci poos wala lu ñu wane mais am nañ fierté nit ñu baax ñi nekk ci Touba foo ci génnee 90 60 yi moom kenn mënu cee waat na jaaruma ci yéen loolu moom mënees na ko garanti donc ça cause de motivation la le Sénégal de demain nag se fera certainement avec sénégalais yi nga xam ne dañoo bëgg a jël seen ñaq jël seen dignité teg ko seet yàlla liggéey ngir seen réew loolu lañ jàpp ne moo koy doxal jigéen ñi niñ ci nekkee bu xale yu ndaw yi jotoon seen formation su jàllee nag man mi nga xam ne maa ngi ci relation extérieure aussi ni ko femmes yi amee noonu la ko sama jeunes yi bëggee sama adulte yi noonu lañ ko bëggee mais lu jot yomb waaye nag ñun dañ ne na jigéen ñi d'abord parce que bu ñuy sonn ñooy sonn bu ñuy liggéey ñoom ñooy liggéey kon bu cër dikkee nañ jox jigéen ñi ba noppi maa ngi bañ a guddal wante daal cant mënut a weesu sant di am espoir nag vraiment bu encore bu rëy monsieur le préfet di wax ne du yàgg ba compétition am wala xëccoo am nga gis fa kenn ku ñëw ne wilaya laa jóge du ci autorité administrative bi du ci autorité locale bi ñii ñu nekk ay kilifa ñoo ne seen ginnaaw
lañ leen waxloo rek lañ leen di waxloo fu ñu leen ne yem leen fa la ñuy yem. amuñu it envie bu démesuré seen ñaq rek doy na leen kon ñu ngi sant bu baax di jéglu lu ëpp ci wax ji sëñ Moustapha mi ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di leen wax ne boole nañ leen ci sunu bopp bépp activité boo xam ne ni day am au niveau de la fédération bu soobee yàlla responsable yi dinañ leen bind dinañ leen invité parce que li ñuy def yéen lañ koy defal sëñ Cheikh musta def lu génn le cadre de l'administration et de la fonction respect discipline travail jërëjëf. soxna Ndaye ngi nii mooy suñu kilifa di suñu secrétaire national nee na fas na yéene ànd ak ñun ci loo xam ne ni suñu jaamu yàlla dina rafet te duñ def dara lu ñaaw moom la wax ak ñun bi ñu toogee ak ñun réunion fas naa yéene ànd ak yéen ci seenu jaamu yàlla ak seeni njaboot nu mu rafete waaye fasuma yéene ngeen fekk ma ci dara lu ñaaw keroog bi ñëwee ci bopp secrétariat bi loolu la njëkk a wax ne lan ngeen gën a bëgg ñi bëgg ay moulin à mil ne ko ay moulin à mil lañ bëgg ñi bëgg leneen ne ko leneen lañ bëgg mu dem wuti ko ñëw jox leen ba pare dotee leen ba pare soog a ànd ak ñoom di liggéey préfet kon jigéen joo xam ne nii femme de développement la femme la boo xam ne nii dafa mën a boot njaboot femme la boo xam ne bu ñu bëgg a jàppale jigéen ñi waaye jëriñoowuñu gis nañu jigéen ñi fi nekk di jëriñoo jigéen ñi waaye soxna Ndeye jëriñoowuñu soxna Ndeye dañuy jàppale kon képp koo nekk si biir département bi bëgg a jàppale jigéen bu nekk nañu ko jaarale soxna Ndeye mi fas ñu yéenee jàppale ñoo ngi sant nag ñëpp nag kon ñu ngi jox kàddu gi nag tey ki nga xam ne mooy autorité bi préfet bu Mbacké bu département Mbacké. mbooloo mi ñoo ngi leen di nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant di nuyu présidente GIE bi ñu koy wax GIE wilaya des femmes Mame Diarra Bousso loolu lañ jot ci invitation yi ñoo ngi nuyu sëriñ si fi nekk ñoo ngi nuyu monsieur le maire de Mbacké di nuyu monsieur le commandant monsieur Moustapha Mbaye ñoo ngi nuyu soxna yi fi toog yéen ñëpp di leen wax dañoo ñëw ci turu autorité département bi pour ñëw fekkee ak yéen cérémonie de clôture bi ngeen doon def formation pendant fukki fan ak ñaar man nag sama ñëw wéetuma ci ndax dama ànd ak ay chef de service te naroon na fi gën a ëppal yi ki ma àndal muy le sous-préfet de Ndam ànd ak aussi madame Sène muy chef de service départemental d'appui au développement local ànd ak madame Mbacké léegi la ma woo na rawoon nañ ko sax pour dëggal si li ngeen di wax si liggéeyam léegi la ma woo si message ni ma fu ngeen nekk ma tegtal ko mu fekk ma ci donc ñoo ngi rafetlu jataay bi di leen wax rek ni li ngeen di woote yéen a ngi ci ndax dañ ni yoonu murit liggéey jaamu yàlla yéen a ngi jaamu seen borom mais yéen a ngi liggéey man yaakaar naa ni lii amu fi ndax suñu ne pendant 12 jours formé nañu fi ñaar fukki jigéen ñu formé leen ci 22 produits man damay jàpp ni ëpp na ñaar fukki jigéen ndaxte jigéen bu ci nekk lu mu néew néew war na mën a formé waat fukki moroomam donc kii doon na wax ni suivi bi dafa am solo mais bu mu yem ci yéen rek ndaxte kat lii état la war waaye damay faral di wax ni ñun dañoo bare ñu njaboote ba pare néew doole suñu njabootee ñëpp war a defal ñëpp ba pare li ñu yor barewul suñu gisee ku def lii du ñu def lu dul jàppale ko ci te yombalal ko nu mu ko defee balaa may sore damay féliciter jigéen ñi parce que suñu liyeen du lenn amul te lii aussi yàlla dafa def ñu ngeen defe ko ci weeru jigéen ñi muy mois de mars donc damay profiter ci occasion boobu di leen féliciter di leen souhaiter tout le bonheur du monde di leen wax rek ni weer sax wala bis ëpp na ci maanaam doyul ci yéen at bi yëpp wala ay at yëpp
doyul pour ñu leen di honorer tout le temps. Les produits locaux, la transformation des produits locaux bi ñu ñëwee heureusement pour nous que bi ngeen ñu joxee ñu añ ba pare joxu leen ñu boisson ay jus ay jus mangue jus Dakar ngeen jox ak jus buy ak ainsi de suite su ngeen ma joxoon boisson ma ni bon yéen seen formation mokkalu leen ko. Donc loolu benn lu ñu constaté rek la ndaxte les produits locaux moo gën fi ñun te li réew mi di importer ci produit su ñëpp defee na yéen importation bi ci ay boissons dana wàññeeku. li ñuy ñaan rek ONFP ñoo ngi lay gërëm bu baax am nañu ay demande de formation yu bare yu nu yóbbu pour yónnee leen ko pour ngeen ñëw defal ñu formation waaye su ma paree dinaa laaj présidente bi lan mooy secret ba ngeen dikke ci moom parce que ñun yónnee nañu ba yàgg loolu mooy wane ne rek ni vraiment ku takku la. Préfet du département si boppam moo bëggoon ñëwal boppam mais dafa am ay empêchement parce que wax na ma taxawaayu ndaw si ak taxawaayu góor ñi nekk ci gannaawam. li ñu wax rek moo di ni ONFP li ma lay wax rek moo di ni fii nii na doon commencement si yow parce que soxla nañ ko feneen soxla nañ ko feneen. Touba daf di douane bu nga xamante ni gannaaw Dakar man gis naa ne sax ba waa Dakar ba Ndar ñëpp dañuy ñëw fii wut si ay produits. Donc lii soo leen ko fi defee fexe leen ba mu yaatu ci réew mi ndax suñ ko commencé fii mu yaatu ci réew mi rek ñun suñu xel dana dal. Leneen li moo di ni vous avez bien choisi votre invité d'honneur à la personne de monsieur le maire Abdou Mbacké Ndao ndax gëmmu leen ba ngeen di tànn seen invité d'honneur ku mat invité d'honneur la. ndaxte man bi ma fi ñëwee ak léegi ça fait plus de 6 mois mais ñoo ngi liggéey te gis naa taxawaayam ci loolu. fekkoonte ne am nañu lu mat maire yëpp wala fukki maire yu mel na moom douane bi dana dox. ndaxte jigéen ku koy dimbali lii lay soxla financement la soxla ak suuf ndax suuf si góor ñi moomuñu ko mais dañ leen di wax na ngeen bay ba pare te seen problème yëpp mooy suuf su ngeen bayee. Le maire est disponible wax na ko léegi ni ñëw leen ma àll leen suuf may leen ndox pendant une année donc loolu ñun c'est bien noté monsieur le maire et vous avez les remerciements de l'autorité administrative et que dañuy encourager ñeneen ñi aussi ñu suivre le maire ci li mu def di wax ni kontaan nañu lool ci bis bi xëy na yàgg nañ fi toogaay bi yàgg na waaye neex na parce que jàng nañ fi lu bare. li ñu wax rek mooy produit yi fexe leen ba mu tas ci marché bi ba ñu koy gis parce que gis nañu logo bi mais na ngeen fexe ba mu tas ci marché parce que suñu soxna yi dimbali ñu ci boisson yi ñuy naan yii nii dafa baax dafa am solo na ngeen fexe ba mu tas te li ma leen wax la pérennisation bu mu yem ci yéen rek ñaar fukki jigéen ñi fi formé nañu fexe ba ëllëg suñuy formé waat ñeneen jigéen ñoom ñu bokk ci ñuy formé parce que loolu la jàng di jariñ man su ma ñëwee tey formé ay jigéen dafa fekk ëllëg suñu ñëwee di former jigéen ñi ngeen former tey bokk ci ñeneen ñi ñuy former ci département bi loolu suñ ko defee rek ñu xam ne li ngeen di jàng mokk na bien que la femme maa ngi naan xammee naa la ci CRD yi sa wax rafet na xam naa ne am nga expérience waaye fexeel ba ëllëg sooy ñëwaat fii am ñeneen ñoo àndal ñu ñëw defe ko Mbàkke ñu defe ko feneen du ko defee rek ñun suñu xel dana dal du ko defee maa ngi leen di remercier yéen ñëpp di remercier les journalistes di remercier ñi ma àndal soxna si ñoo ngi lay jaajëfe vraiment kontaan nañu ndaxte ñoo ngi lay soo gis kat waaye xam nañ si yow ku dal xam nañ si yow une femme qui n'est pas du tout bavard mi ngi def li muy def te lii lañ bëgg maanaam jëf lu bare te wax tuuti donc loolu su ko ñëpp doon def rek réew mi dana dox donc ñoo ngi ñaan yàlla borom wàcce fi jàmm wàcc def barke si li ngeen doon jàng tey mu def fi barke te ñu mu saawaan baawaan ba àddina bi yëpp a jot bu ko defee maa ngi jéggalu si kàddu gi sëriñ si au nom des autorités vraiment je vous remercie jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yi di rafetlu it taxawaay bi ak kàddu yi ñu fi dégg ci yéen rawatina yéen ñi nga xam ne yéen fi nekk état bi di leen xam ne lii de wane rek Sénégal benn bopp la li koy wane it mooy moom mi fi nekk maire fii këram la gan
soxna si ngeen di wax dëgg yàlla moom itam këram la du fi gan wax dëgg yàlla donc mooy Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar yàlla li ngeen bëgg it mooy ku di rafetlu it maanaam ñi fi ñëwoon ngir taxaw lii bañ man ko léegi la ca des nag mooy liggéey wan nañ leen yoonu liggéey bu leen jàppale rek moo ci des pour ñoom jàppale gi mooy ñu ngi leen di sàkku ngeen jàppale leen lii day wane ne benn bànqaas la ci li fi Serigne Cheikh bàyyi li mu fi bàyyi mooy fi ne fi ñu mën a jariñoo mooy lu mel ne fédération bii ñu bokk tey ba wilaya nekk ci ab bànqaas ba mën a defar lii tey fédération benn bànqaas la ci li mu fi bàyyi ba nga ko fi bàyyi it maanaam ni ñu ko taxawoo it mooy képp ku di julli rek mën nga ci bokk ni ci bokk dafa ko it ngir ñu dajale dara ngir yóbbul ko benn sëriñ wala ñu dajale ngir yóbbul ko kenn fenn déedéet li taxoon mu sos ko it mooy am njàngale ak social ñaar yi éducation ak social lii rek moo tax mu sos ko te ñu ngi ci jëm lépp luñ mën ñu ngi leen di ñaan it lii comme jigéen ñi taxaw nga leen bañ man lii ngeen jàppale leen ba xaj na leneen ak leneen mën cee judduwaat buñ ko defee rek xaj na lu mel ne li ñu doon jàmbat yi amul lu ci bari dana mën a wàññeeku ñu ngi leen di gërëm bu baax di rafetlu taxawaay bi jërë ngeen jëf ab di wax ne fii sa gërëm moom Baye Sall image.